Vraiment, sans plus tarder, comme chaque matin, on retrouve Pape Madiakhaté Sarr qui nous accompagne également ci wàllu actualité commenté info expliqué comme tous les matins Pape Madiakhaté am mbégte àndaat ak yow na nga def. am mbégte man it fekkee li nga xam ne moom mooy King 9-11 bu tay bi ak yow également di am mbégte retrouver la di nuyu également bu baax a baax Mame Cheikh mi nga xam ne moo nekk ci li digital bi di nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci rajo King FM ci 9-11 en particulier APR ne nañu dàq nañu Moustapha Diakhaté loolu mooy xibaar bi. ñu ngi ko jaarale nag ci benn communiqué boo xam ne génn na niki démb ci ngoon ñett ci ñoom ci ay njiit ci biir parti boobu bokk ci Abdou Mbow. signé ni dàq nañu Moustapha Diakhaté. mu andi coow nag ndaxte ñenn ci ñoom ni xëy na ñoom dàq bi yëguñu ko. Moustapha Diakhaté jàpp ni moom mbiru caaxaan la dàq boobule jëlewu ko lu sérieux qui confirme crise bi ñu doon waxtaanee démb ci APR. waaw man sincèrement yaakaaruma woon ne dina gaawee nii yaakaaroon naa ne xëy na dina def tuuti temps peut-être le temps que ñenn ñi def démarche comme ni ñu ko tàmm defee fan yi weesu ni ñu ko seetloo ci mbirum Moustapha Cissé Lo ak coow li nga xam ne nemmeeku nañ ko si mais démb ci suba gi bi ñuy toog fii di ko waxtaanee ci ngoon gi daanaka rek ci la communiqué bi wàcc conseil de discipline bi nga xam ne moom moo dajaloo ñeenti nit nekk ci nga xam ne ñoom ñoo jël décision bi daal di dàq ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diakhaté ci biir parti bi mu doon nag loo xam ne mën nañu wax benn côté ne c'est pas vraiment une surprise donte ne xëy na gaawaay bi xëy na mooy xaw a peut-être surprendre bu ñu ko mën a waxee noonu muy confirmer encore une fois crise bi nga xam ne xëy na njiitu réew mi Macky Sall di njiit également parti bi di APR daan na ko waxoon ne crise amul ci parti mais lii day confirmer ne y a quand même une crise parce que ku toll ne Moustapha Diakhaté bu fekkee ne dàqee nañu ko ci parti bi sans doute ça va faire parler te moom encore une fois wax na ne mbir ay yëfi caaxaan la te mouvement bi nga xam ne créé na ko ci biir parti bi de toute façon da koo teg te am na ci ay nit ñoo xam ne ànd na ceeg ñoom ngir ñu mën a dem ci li nga xam ne moom mooy coppay wala coppar ni li nga xam ne moom mooy doxalin di ci biir APR ak ëllëgëm mu doon loo xam ne mbir mu yëngalati la li nga xam ne ñoo di APR nga xam ne daanaka jamono yu ñu toll parti bi daanaka yëngu na lool rawatina ak jamono yu ñu toll maintenant lan moo war a doon conséquences yi Moustapha Diakhaté nee na ëllëg dina ci expliquer wu dina ci indi lii explication moom bi nga xam ne am na ko ci nangoo dugg cee wax dara on verra d'ici demain lan lay wax mais surtout dans les jours et les semaines à venir parce que dégg nañ ko Mbaye Ndiaye mi nga xam ne ci commission de discipline bi la bokk moom teewul woon gis nga bi nga xam ne moom lañ doon def ndaje mi expliquer na ko encore une fois démb bi nga xam ne moom lañ ci gars yi jokkoog moom mu ne woon nag dafa tukki woon nekkul woon Sénégal moo tax teewewul li nga xam ne moom mooy ndaje mi dafa tukki woon donc officiellement loolu la wax moo tax mbir mi fekk ko fi mais nee na mbir mi bett na ko également dina ci jox ay jéego parce que jàpp na ne Moustapha Diakhaté comme Moustapha Cissé Lo am nañ seen place ci biir parti bi donc Moustapha Diakhaté gën ko dàq dina ci jox tànku jàmm ba ñu daal di bàyyi ko ci biir APR bi nga xam ne dàqee nañ ko ci officiellement ni ki démb. D'accord ñu ngi ak suñu analyste politique di journaliste moom it di Ousmane Sène ci téléphone bi. Ousmane ñi ngi lay nuyu am mbégte àndaat ak yow ci suba si ponk bi benn la ci waxtaan bu njëkk bi mooy Moustapha Diakhaté finalement APR dañu ne dàq nañ ko ba signé benn communiqué génnee ko démb mbir mi nag dafa gaaw dafa mel ni dañ ko xaw a sax patamee ban jàngat nga ci am Ousmane. waaw maa ngi leen di ziar mbégte bi itam bu toll noonu laa ci am maa ngi leen di gërëm. dama jàpp ne lii nekkul loo xamante ne dina bett kenn ci diggante Moustapha Diakhaté ak APR parce que mbir mi boo seetee nit ñi damay faral di wax ne fu nit daanu rek la ñuy toog di jiix fekk duñu xool fi mu faqastaroo affaire yi dafa yàgg parce que mbiru Moustapha Diakhaté ak APR dafa nekkul tey mais bu nga tàmbalee ca ba ñu waaj élection législative bu 2017 ci la waxe woon ne bëggatuma nekk député te bu ma ko kenn def ku ma ko def dina ko digaale ak yow kon loolu rek wane woon na dara parce que itam nekk lu toll ni président groupe parlementaire assemblée nationale ñu waajal élection nga ne bëggatuma kaa nekk nañ ma bàyyi soxlaatuma xam nga loolu ça veut dire quelque chose parce que la tax bëggatu ko waxu ko waaye am na lu ko waral parce que itam nag yaakaar naa ku nekk député à l'assemblée wala leneen soxla nga yokkute ci boor bu nekk boo demee nag bay gedd lu mel noonu am na lu tax ñu jógewaat foofu ñëw
ci coow li nga xamante ne ci parti bi la parce que Moustapha Diakhaté mooy koo xam ne bu fekkoon day essayé ñu ne kooku mokkalul mais moom nii lañ ko mës a xamee te ba mu nekk affaire ba léegi parce que ba mu génnee ci assemblée boobu mësta noppi di dóor ba ñu jékki-jékki def ko ministre mu dem ci président de la République bokk ci conseiller président Macky Sall mais terewul dafa commencé woon continuer woon di wax ba nit ñi sax ne comme nag jox nañ ko dootul wax parce que peut-être loolu moo taxoon muy wax mais ba mu duggee terewul mu continuer di wax ba mu demee nag fii nga xamante ne fa la mbir mi jaxasoo dëgg bi ñu dàqee Sori Kaba mu ñëw ne nag dàq nañ ko mais li mu wax man wax naa ko te buñ ma dàqee dama leen di sant xam nga loolu boo ko waxee kilifa moom koo xamante ne itam ñu bëri nga yilif yaakaar naa bu jëlu boobu matuwaay boo muy tuul doom yu mel noonu dinañ bëri ci kër gi ñu dal di jéngu ndax jéngu lay nekk ndax xam naa ne peut-être nekkuloon ci seen coobare bu fekkee xam nañu diggante bi dox diggante Moustapha Diakhaté ak président Macky Sall loolu ñu dem noonu nag ñu dàq ko bañ ko limogé ba léegi nag mosatul noppi loolu nag nekk loo xam ne jaaxal nañu bëri parce que ñu jiiñ nañ ko ne mu ngi liggéeyal ñeneen waaye moom nee na liggéeyal kenn moom parti bi la bëgg a defar taxawal na li ñu wax courant te nag gis nañ ne képp ku bëgg a génne ci parti politique Sénégal nag waxuma la nga taxawal mais na sa kàddu rek mos a jib courant moom yaakaar naa mooy li nga xamante ne parti politique Sénégal yi nanguwuñ ko attanuñ ko mais est-ce que boo ko yëkkatee du ay provocation aussi ci parti bi waaw xam nga loolu moo tax ma ne la ku bëgg a génn ci parti politique waxal baatu courant rek waxuma nga taxawal ko mais nan ko tudd ci biir parti bi rek parce que Sénégal mooy réew boo xamante ne parti politique ni ñu fonctionné mooy képp ku fa am liberté da nga ko foqati mais nekkul luñ lay may képp ku fa am liberté de temps da nga ko foqati mais nekkul luñ lay may parce que day nekk parti boo xamante du ñuy faral di wax ne le parti de Maître Wade le parti de Amath Dansokho le parti de diw mosoo dégg kenn fu ñu wax parti politique yem ci Sénégal déedéet le parti de diw kon kooku nag comme moo ko moom bu deful ndànk rek comme day nekk monsieur le secrétaire général bu duggul ci nopp bi génn ci bëli rek dina ko indi jafe-jafe yoo xamante ne moom sax day am problème. alors dégg nañu Mbaye Ndiaye mi nga xam ne ci commission bi nga xam ne moom moo ko dàq ci la bokk waaye moom teeweewu ko ci ay kàddoom nee na dafa tukki woon dégg nañ ko mu ne dina si tox tànku jàmm ndax jàpp na ne Moustapha Diakhaté am na ba tey place am ci biir parti bi ndax jàpp nga ne moom dox tànku yooyu mu bëgg a dox est-ce que dina sotti. non mënta sotti xam nga li tax. parce que compteur am fi mu toll ak bu Moustapha Cissé ak bu Moustapha Diakhaté fi mu toll xam naa bokkuñu vitesse bi ñu daw Moustapha Diakhaté xam nga Macky da doon wax fast track moom ci fast track la ni yaakaar naa pour génn APR parce que ni mu accéléré mbir mi ak xeex bi yaakaar naa pour kenn nit wala ay parce que moom nee na parti bi amul kuréel kon gisuma kuréel bu ko mën a woowaat ba mu ñëw ñu toog di waxtaan ak moom kuréel bi ñu wax ne moo ko dàq nee na kuréel boobu existé wul ci parti bi kon kooku xam nga nekkul kuréel la koy indi koo xam ne kuréel mënu laa indi ndax kenn nit mën naa négocier lu tax nga ñëwaat man yaakaaruma ko parce que Moustapha Diakhaté fonctionné wul comme ñeneen ñi Moustapha Cissé Lo ba mu fi defee ay sorties mag yooyu bañ ne président Macky Sall dalal na ko ba léegi dafa dal. mais Moustapha Diakhaté fonctionné wul ci loolu moom laajul ay audience laajul ay ndaje parce que bu ngeen yendoo itam ba añ ba suur wax na ko fi ne président ñoo bokk añ ak loolu. mais terewul nag bu ñëwee këram itam lam daan wax da koy waxaat. bu fekkee nag li muy wax ñoom dañoo jàpp ne def leen di tooñ te moom mu jàpp ne li muy wax dafa jaadu. mais kon problème déggoo dina jafe. te li ma jaaxal mooy. bu fekkoon te ne nit war naa mën a dox lu sotti mbir mi. kon duñ ko tuddee guléet. xam nga dañ ne parti ba muy parti ba léegi lii mosu ci am. bu dee moom rek lañ ko jagleel kon xam nga àgg nañoo moom foo mosuñu faa àgg ak kenn. kon moom itam àgg naa parti bu foo xamante ne. kenn mosu faa àgg ak moom. moo tax ma yaakaar ne ay waxtaan ak xel mu rafet ak kaddu yu rafet. nekkatul lu mën a tax Moustapha Diakhaté dellu si. parce que bu fekkoon dafa def lu Moustapha Cissé Lo di attaqué di dóor waaye mu ngi biir APR. waaye dafa taxawal li ma la wax ne moom la parti yi gën a ragal. courant ak mouvement doo ko dugal ci biir parti. parti boobu di continuer du les parce que loolu mbooloo nga yor goo xam ne yaa koy contrôler te parti bi dafa bëgg képp ku fay adhéré moom mooy sa militant am nga kon loolu déjà nag contradiction boobu yaakaaruma ne ay waxtaan mën nañ koo defaraat actuellement. alors tey conséquence bi ci courant bi nga xam ne créé na ko moom Moustapha Diakhaté ak génn gi mu fas yéene génn nee na am na ay nit ñoo xam ne ànd nañu ak moom ci courant boobu mu créé bu ñu xoolee courant yi nga xam ne ñoo xam ci yeneen parti yi ak daanaka ñooñu ba ñu ca génnee conséquence dina mu tasaarewee parti bi ndax mën naa jàpp ne Moustapha Diakhaté ñi nekk ci ginnaawam doole gi toll na noonu ba mu mën a indil ay gàllankoor APR. xam nga mos naa la fay wax ne parti politique ku fa nekk militant bu ko xeeb bu jógee ne mer naa rek laaj ko li tax mu mer parce que xamoo ka ne ci gannaawam te d'habitude loolu bu xewee rek day nekk loo xamante ne dañ ko togg ba mu ñor
te mën naa wax ne en français on ne sait jamais avec Moustapha Diakhaté parce que kenn la koo xamante ne quand même def na ko ak Abdoulaye Wade à l'époque moom bokkoon na ci ñi gënoon jég Abdoulaye Wade ak doomam Karim Wade mais ba mu xëyee fippu ca palais ba nii la woon dafa dem bañ dàq ko génne ko palais mu dem la mu jur itam xam nañ ko Macky Sall mam àndaloon dañoo mujj def coalition ñëw ci lii la jur tey mu nekk APR tey jii itam nag kenn xamul ko nekk ci ginnaaw Moustapha Diakhaté mais li wër te wër mooy nañu contrôler bu baax parce que bu fekkee décision bi mu jël il est en accord avec une bonne partie du parti ci APR nekk en accord avec une partie du peuple mën naa doon doole bu wàññeeku ci APR te mën naa doon doole bu dooleeku ci langu noon bi nga xamante ne ñoom ñoo jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy président Macky Sall parce que Moustapha Diakhaté yàgg nay xeex yàgg nay wax ci biir APR waaye xëy taxawal mouvement kenn du ko taxawal te yaakaaroo ay nit ñu ci ñëm yaakaar naa boo taalee moom pour togg il faut nga am matt yoo xam ne ba noppi sawet pour mbir mi ñor kon daal am na fu mu wéeru non am na fu mu wéeru balaa moo def lii parce que kenn du mouvement kenn nit du ko def effectivement am na fu mu ko yaakaar foo xamante ne fa la sukkandiku loolu nag tey toog di ko lañ bat amatul njëriñ parce que li tax mooy dañ ne kuy waaj a dee ak ci waaj a taxu kenn mënu leen déedéet dem rek voilà fi nekk nii man jàpp naa ne un point de non retour moom atteindre na ko dellu si mënul am lan moo koy booleeti ak ñeneen ñi nekk ci biir parti parce que moom nag dafa am benn particularité moom il est toujours courtois avec ses partisans mais il est aussi courtois avec l'adversaire effectivement voilà tey ji opposition bi sax bu buuboon mouvement bi kum ko yóbbul ci opposition ak képp kum mën ci doon bu demee sa kër doone lu la fi indi parce que il est toujours courtois avec l'adversaire moom ci ay idée lay débattre ci ay idée lay xeex mais nekkul koo xam day personnaliser ay débat ak yu mel noonu moo tax ma jàpp ne nag désormais Moustapha Diakhaté moom dina génn APR parce que nee na dàq bi dàqu caaxaan la ak yooyu mais loolu itam ku ne xam na doxalinu politique c'est pour légitimer son départ pour won nit ñi nag ne man mosuma génne sama bopp dañ ma génnee loolu rek déjà ndam la ak bayre ci politicien te moom itam xam nga il est très stratégique loolu nag dalay won ne tey jii fu mu toll war naa nekkaat encore leçon ci APR leçon bi mu nekk ci APR mooy liberté bi dañ ko bàyyi militants yi ñuy wax ku wax nag fexeel ba lu tax nga woo ko déglu ko xam lim mer lan la boo ca mënee faj nga faj ko boo ko mënul faj nga wax ko li mën a nekk ci biir parti bi mais bu liberté nekkati lu ñuy fokkati ci biir parti bi parce que nag ñu ngi nii ak APR mais PS a ngi dund lu mel noonu seen réunion bureau politique bi passé dégg ngeen niñ attaqué Bounama Sall mi diriger jeunesse bi xam nga loolu c'est un début de quelque chose kon léegi bu fekkente ne nag léegi parti bu ci nekk parole bi moom balaa nit di ko jël rek dañuy ñëw ne la kaay wax wala li nga wax tey noo ko mëne wala boog instance su parti bi balaa ñoo réunir rek dañoo war a exclure nit wala instance su parti balaa ñoo réunir rek ki ko jiite di chef parti bi moo ko réunir kon jàmm du am parce que nag xam nga problème bi yëpp li ko indi mooy instance su parti yu doxul Moustapha Diakhaté nee na APR amul instance beneen instance bi leen dàq mos ta existé ci parti bi te loolu booy seet ci biir parti politique yi du APR kese nee nañ parti bi mos ta dem congrès depuis ñaata at lu bientôt 20 ans xam nga 11 ans nee na 11 ans yoo xamante ne parti bi deful dara doxul dajalowul réunion Macky Sall sax warta nekkati ci bopp ba loolu boo ko seetloo daloon na fi PDS kan la ñuy dem congrès congrès mos ta am réforme yi ñu fa mos a initier yëpp dañoo laaj parce que da ngay dawal ba mu yàgg góor gi freiné la ne la dootu fi amee bu fekkee nag noonu la parti yi fonctionné lii du fi gëj parce que itam boo demee ba mer di wax kenn dégluwu la mu am ñu ànd ak yow ci biir table ba nga yaakaar ne am nga doole ba mot ngaa fudd da ngay fudd taxawal ne man génne naa courant te courant bii nag kenn xamul ndax y a des mêmes vagues du même courant yoo xamante ne ñu ngi walangaan ba léegi biir APR ak ba danger la Ousmane gannaaw bi ñu la nuyoo Serigne Saliou Seck ci kàddu gi bu ñu la déggee bu baax a baax moo di ne ndax Moustapha Diakhaté sax am na ñu doon wax ni Amadou Ba moo nekk ci gannaaw ba mu di doon andi ay leeral ñu bëreet ñi ngi njort ni lii moo xam si da koo sumb nekkul moom kase tey du ca wéet est-ce que kon jotul dëgg-dëgg président Sall mi nga xam si moo jiite APR nga xam mooy parti au pouvoir bi jamono ji moom mu taxaw lijjantiwaat parti bi laataa muy tas. waaw xam nga parti bi pour mu lijjante ko jamono yi lu jafe la xam nga moom fam ko waroon lijjante dafa raté virage bu doy waar xam nga nee naa fi Thérèse Diouf Faye ak Mame Mbaye Niang jote nañ fi ca Mbour yaa ngi fàttaliku seen université bañ defoon fa mu ne leen gis nga fi ki ñu fi nekk kenn amul kenn ku ñu fal man maa leen nommé kon dem leen liggéey man dong lañ fi fal léegi nag bu ñu demee ci parti bu mel noonu réglé woo loolu ba agsi fii tey jii ci coow lu mel nii lim nar a jur nag mooy tey décision bu mu mënti jël ci parti bi
da koy bëgg di affaiblir parce que xam nga li tax. dafa am nattu yore loo xamante moo gën a doy waar ci réew mooy un mandat inédit. bu ñëpp ne jeex na bu fekkee jeexal nga ko yow amatoo kàddu ci ñi nga jiite. bu fekkee jeexaloo ko jàpp na ne yaa ngi jël loo moomut te foqati moom xeex lay jur. léegi nag coow li mooy lan on ne peut plus régler les choses par la force. loolu mënatu fee am na ñoo xamante ne wax ju neex du leen indi wax ju neex du leen yóbbu. kon léegi confrontation bi nga xamante ne départ na moom lañ war a fexe andige bi xam. parce que andige ko nag mooy itam xam naa ne nga tàmbale itam liggéey lu mel noonu jàkkaarloo ak ñii waaye kii moom. parce que jiiñ nañ ko ne mu ngi liggéeyal Amadou Ba. xam nga am na ku fi waxoon ne Moustapha yi Amadou Ba la ñuy liggéeyal. dëgg la buñ demee ba moom nag ñu ngi weddi. waaye nag lépp dafa bokk ci loo xam ne emballage politique la. waaw politique da ngay gis ku weddi ba tëdd ci naaj bi ci naaj boobu la ko li ko doon weddi di ko fekk yóbbaale. dëgg la koo xamante ne dafay diggee ba nit ñi yaakaar yërëm ko ne loosam bi lim ci ngàddu diis na. waaye mos a diggee nag ne dina fexe ba def lu mu diggee. loolu yëpp nag boo ko dajalee tey mooy rek li lëndëm ci biir mbir mi. ñëpp gis nañ ko. mënoo ko joxoñ nag ndax xamoo fi mu féete waaye am na lu fa lëndëm loo xamante ne tey bu leeree. dina am ñu am dëgg. parce que itam nag politique nag bu la kenn rey. junj yiñ ci junj yëpp li ci ëpp en général dama ne lu amul tur rek kenn du ko tudd. day fekk rek am na fu mu sosoo. lii nag am na ku nekk ci gannaawam forcé parce que Moustapha Diakhaté kese ak mouvement am. mënuñu am doole. léegi bu kenn nekkul ci gannaaw itam bu sottee. ñëpp dinañ ñëw wut si ko nag. parce que nag bul fàtte ne politicien mbooloo rek lay wër ci àddina te itam nag bu sottee ba sotti ñëpp dinañ ko wër si. ne ko ndax ñi ko fi taxawaloon ñëpp ñaata nit ñoo leen courtiser pour jël mouvement yooyu. mais fekk am na nag ku leen tax a jóg ku leen njëkk a jóg koo xamante ne moo waral mouvement bi. léegi nag leeragul ndax Amadou Ba mi ñuy wax moo waral mouvement bi waaye moom itam bañ koy jiiñ ambition présidentielle xam nga yàgg na. te itam nag de plus en plus ñu ngi gën a tudd turam. kon loolu wane na ne rek y a un début de quelque chose à l'APR boo xam ne. il faut ñu def ci ndànk parce que itam nag. actuellement situation bi. dafa nekk situation bu xaw a doy waar parce que président. dëgg la gars yi dañoo jonkonoon di xaar naan xaaral rek ba mu wax nag. bu dee bokk na man ma jóg dem nii. bu dee bokkul ma xam nu may def. léegi nag biñ ne ba 31 décembre nag. wax ji leerul. voilà journaliste yi dal di ko interroger. léegi mu ñëw taxawaay nag ne léegi bii mbaa bii. waaw loolu nag moo gën a jaxase xel ñu bëri. ñii nag ñu ngi accéléré. ñii ñu ngi yurnu ba xam nag. dëgg la Ousmane ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci jàngat bi nga xam ne def nga ko ci situation wu APR donc rendez-vous très bientôt Ousmane di la gërëm bu baax. jërëjëf moom journaliste la. di analyste politique ni mu ko jàngatee am na solo. ngeen may ma rek ma dem service commercial te dellu si. ñu yeggali waxtaan wi. Patronage de Monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'élevage, des productions animales, l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races, ADAM, organise la 13e édition du Salon international de l'élevage du 17 au 27 janvier au CICES, en présence des éleveurs marocains avec leur race Sardi, éleveurs yi jóge Mali daal di ñëw, éleveurs yi jóge Mauritanie, yi jóge Gambie, yi jóge Niger ñëw, waa Sénégal ne race yi nga xam ni moom la ñu fi yar dinañu ko indi ñoom tamit. Les ovins de race laadum yi bali yi soudanais yi dorpeur sud-africain ak nag yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo France ay bovins de race Normandie yi ñëw Holstein yi ñëw Brune yi Alpes yi ak Charolais yi waaye nag waa gendarmerie nationale daañu ñëw indi nag li nga xam ni moom moo di ay fas yoo xam ni kenn mësu koo gis. dina am concours de saut d'obstacle doté du trophée Adam Ara national de la fédération équine. invité nañu leen yéen ñëpp 13e édition salon international de l'élevage bi nga xam ni moom la Adam di organiser du 17 au 27 janvier fii ci biir CICES. monsieur Baba Diaw mooy parrain wu événement bi. Baba Diaw itoog ku ne dégg na ko ci mim réew. sponsor leader Orange Money, Enema Sander, Grand Moulin de Dakar, FKS, Xelcom Bash. jërëjëf service commercial ci page de pub bi ñu dellu si waat ak yéen ci jotaay bi li ñu doon waxtaanee léegi xanaa dellu si waat ci rek ni ko Ousmane seen jàngatee am na solo jaxasoo rek la mën a andi ndax nag nee na ci fin bi discours son excellence nag moo xawul leer ci ñenn ñi raison pour laquelle ñoom jeexi jaaxa biñ ci am noonu moo tax parti bi yëngu waaye lu ñu ci mën a jàpp rek mooy Moustapha Diakhaté daal ñoom jàpp nañ ni waa APR yi bokkatul ci biir APR ndax ñoom décidé nañu ni. dañu koo dàq. dañ koo dàq décidé nañu dañ koo dàq te tamit ku gis doxalinu Moustapha Diakhaté boobaak léegi
di nga mën a gëm wala sax nga comprendre analyse bu am solo bi nga xam si Ousmane Sène def na ko ci. ndax booy xool Moustapha Diakhaté daanaka sax dooni mbir da ngay bëgg ñu dàq la. waaye bu fekkee ni parti bi dafa jaar fële wala yow ngay jokk di wax la nga xalaat te parti day toll foo xam si duñ ko bëggee noonu di nga wax léeg-léeg loo xam si bëggoo ñu wax ko ak sortie yu mujj yi nga xam si gis nañ Moustapha Diakhaté di ko ci def loolu day tekki ni kon dàqam gi nii moom waru koo bett naam ne sax démb dégg nañ ko mu ne yaakaarul woon ni àdduna dina dox ba mu toll ak mag président Macky Sall fii waaye tamit parti bi ci boppam mu di APR fi mu ne nii ñun njortu nañ ni li Ousmane Sène wax sànq nii lu mën a am la muy ay gars yoo xam si nekk nañ ci seen biir nekk ci seen ginnaaw yoo xam si gisatuñ seen bopp bu baax a baax ci parti bi quoi qu'on puisse dire tamit li ñuy def moo di même bu dee dañuy nekk ci parti bi nekk ca beneen côté ba di ñaxtu. kon jamono ji xam naa ni ak parti bi nga xam si moo di APR Pape fi mu toll nii dina naqaree lijjanti. dina naqaree parce que ñoom déjà dañuy xuloo ci seen biir beneen bi ci des mooy yàgg nañoo wax Moustapha Diakhaté démb li ci gën a fës rek moo di ne xanaa lim taxawal benn courant ci biir waaye moom yàgg naa ñaxtu. ni ko Cissé Lo doon defee mën naa am sax Cissé Lo moom dal mujj na caa am ba fii bokk xamuñu fan lay mujjee ndax ñu ngi doon dégg ni président Sall dalal na ko ca palais ba. Moustapha Diakhaté nag fi mu mujj moo di gars yi dàq nañ ko te boobu moytuwut dina dem te dina am ñu mu yóbbaale. dina am ñu mu yóbbaale bu demee ça moom c'est sûr parce que courant moom comme ni ko Ousmane Sène waxee boo ko tegee rek c'est parce que am nga foo yaakaar ne foofu nga wéeru donc du coup li leer ba leer mooy dina am ñu mu yóbbaale suba moom xam naa ne dana ca wax lu leer dana ca wax loo xam ne moom dana réagir loo gars yi li leer ba leer mooy fii ak semaine bi di jeex moom ay mbiram ak mbirum APR moom dana doon loo xam ne dana doon lu ñuy waxtaanee fépp ci réew mi ak ci quotidien yi donc loolu daal xam naa ne dina doon loo xam ne jur na coow te APR nag moom ci sama gis-gis fii ak ñuy dem 2024 moom coow du leen wàcc ndax situation bi ni mu demee la président Macky Sall leeralu dara ci ñoom dafa lëndëmal carte gi ba jamono ji ñu toll moo tax ñi nga xam ne bëgg na noo wane seen bopp sax daanaka fu mu toll nii mënuñoo wane seen bopp te défiance de plus en plus mu ngi am ñu ngi wax Moustapha Cissé Lo di wax Moustapha Diakhaté ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir parti bi comme benn député boo xam ne it fan yee bëri na woon na loolu lu ñu koy ŋàññ te ci biir APR la bokk gis nañu ne it ci ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ñoom it ñu ngay tàmbalee wane seen bopp yàggul dara démb xaw ma bërki démb dégg nañ fi Mary Teuw Niane ne day songu mairie Saint-Louis ka nga xam ne moo fa nekk goro la ci président de la République Macky Sall te moom nekkoon na fi ministre wax nañ ne sax dig nañ ko fi poste ministre de la pêche mu daal di koy lànk donc loolu it ay mbir la yoo xam ne daal fii ak élection locale yi di jëm ba mandat président Macky Sall bii di jeex APR moom coow du leen wàcc loolu moom lu leer la. loolu lu leer la te tamit xam naa ni nañ bàyyi ba fii ak suba moom Moustapha Diakhaté bu defee déclaration ak Mbaye Ndiaye mi nga xam si nee na da ciy dox tànki jàmm ñu xool ba xam fan la wànnent di mujjee ki bëtam. naa kalse dañuy jàll rek ci beneen ponk bi nga xam si moom la ñuy waxtaane mu di kon jëm ci ñoo lànk bi nga xam ñoom tamit ci seen i mbir nee nañ dañuy wéyal seen xeex ba tey loolu tamit nekk beneen ponk boo xam si boobaak léegi ñi ngi koy def muy xeex njëgul courant bi nu yokk leneen li ci bees moo di Guy Marius Sagna mi nu lànkal bàyyi néggandiku bi démb ak leneen li nga xam si am na ci mooy ñoom Aliou Sané yi jàppoon samedi. ci bi ñu doon séddale ay flyers. leneen loo xam si tamit nemmeeku nañ ko ci Pape moo di ne. tey jii ñoom lan defoon samedi ñu jàpp leen nee nañ tey jii dañ koy defaat ci àllarba ji. waaw loolu la ñu fas yéene defaat tey jii nii xam naa ne nag. ñàkkul ne tey daanu may bu gët bu baax nag gars yi daanu leen tegaat loxo xam naa ne fu mu toll nii taxawaayu défiance lañ taxaw te waxuma sax ñoom mais dans les régions même dans les réseaux sociaux da ngay gis nit ñi également am nañ ci taxawaay boo xam ne da ngay dégg ñu dëkk ci banlieue bi wala ñu dëkk feneen naan la flyers yi moom distribuer ko Pikine wala Guédiawaye maa ko res donc finalement ci suba maa ngi gis même waa Europe commencé distribuer exactement donc du coup dafa nar a doon benn mbir moo xam ne yaakaar naa ne gars yi bu ñu xamoon ne fii lay mujjee bu ñu xamoon ne fii lay mujjee duñu jàpp gars yi ndaxte li mu jur après dafa mel ne daanaka dañ leen sax yokk doole ci distribution flyers yi la ma ca waxoon nag laa cay waxaat
distribuer flyers daal moom. jarul jàpp kenn vraiment gisuma fu ñu koy teree ci àdduna. alors on a essayé de joindre Thiat bu Y'en a marre bokk ci ñoo lànk ñoo bañ moom actuellement mi ngi devant le juge nii moo tax mënul yëkkati ay kaddu. Alioune Sané peut-être dinañ jéem a jokkoo ak moom Fou Malade aussi dégg yaakaar naa ñoom ñi ngi ci waajtaay yi tey ndax dañ koy defaat bés ni ki tey comme ni nga ko waxee. donc ñi ngi jéem a jokkoo ak ñoom waaye li ñu mën a jàpp ci mbir mi rek te am ci yaakaar xëy na la woon keroog du amaat tey. ci xel lu xel mën a nangu yaakaaruma ni dinañ leen jàppaat ci juste ay distribuer ay flyers sëñ Saliou. waaw loolu daal lu ñu bëri doon ñaawlu la waaye nag ñi koy def dafa bokkul. bu amaatee dina doy waar. xam nga tey jii ñoom bi ñu leen jàppee dégg nga ñu naan am na ay waa APR yu doon def lu mel noonu. di ko def ci leneen. waaye bokkul parce que jamono jii moom ñoo lànk fuñ jibee buñ ñëwoon sax dajaloo fii nii ñu ni gars yi ñi ngi waajal ay yëf. xam nga kuréel yi duñu benn. te tamit dayo bi moo di ne fi mu toll nii ñoom. fu ñu dajaloo ñu ni manifestation la ñuy def te loolu sax lañ koy tuddee dañuy def manifestation boo xam si amuñu ci benn autorisation. loolu la ñuy def ñoom nag nee nañ yoon may na leen ñu kii te li ñu wax moo di lii nii bu ko askan wi xeexul président Sall dina dem ba boo moytul kuy génn sa kër di nga ko tàggu. loolu mooy kàddu yi nga xam si ñoom yëkkati nañ ko. waaye nag ñi ngi daal di ñaan peut-être li nga xam si amoon na samedi bañ tegoon ci ñoom fukk ak juróom. def leen ci garde à vue diiru ñaari fan. loolu ñu bañ caa àggaat waaye tamit. ndax comme li nga wax sànq da cee am bii yoon dañ ni ku nekk koñ ba nga nekk toog fa nga séddalee fa say mbir kon nag yaakaar naa dajaloo bi nga xam si police peut-être da ko doon tere mën na cee bañ a am waaye ñoom day am ay cible yoo xam si duñ fekk Pape Madiakhaté Sarr mu nekk fee di kii waaye gars yi nga xam ñooy ndeyi mbill gi muy ñoom docteur Babacar Diop ñoom Fou Malade ñoom kii ñooñu nit yi nga xam si dañ leen a gën a ràññee ci combat yu mel noonu ñoom fa ñuy dajaloo en général foofu la takk der yi di utali ngir tasaare leen waaye séddale ay flyers donc jëmm yi daf cee bokk waaw mi ngi noonu te ñoom yaakaar naa lii beneen stratégie la boo xam si gars yi dañ koo teg xam nga ñoom marche la ñu waxoon ni moom la ñuy def mais boo xoolee samedi ak léegi waxatuñu sax waxi doxu ñaxtu wala toogaanu ñaxtu mais ci beneen yoon lañ jël leneen li nga xam si gën na leen a merloo tamit te démb ak tey ñu koy wax mooy seen naataango bañ téye ba tey ci kaso bi di Guy Marius Sagna mi nga xam ñoom ñeneen ñi ngi doon njortu ñu bàyyi ko te bu fekkee ni président Sall bon dialogue national bi muy wax nii mi ngi ko bëgg dal gën cee am li mu waroon a def mooy bàyyi Guy Marius Sagna mu génn dem fekki ay naataangoom loolu nag nekk beneen mer boo xam si boo xoolee ci biir réseaux sociaux yi daanaka ñoom ñëpp ku nekk ngi tëbaka dal naan lii tax ñu tëj ko léeg-léeg règlement de compte la et tout donc loolu noonu donc beneen xeex la xam boo xam si gars yi dañ ko ci ñambasaale muy kon dooleeku ci njëgul courant bi nga xam dañ koo yokk te ñuy wax ni nañ ko wàññi waaye tamit ngir ñu libéré Guy Marius Sagna waaw ñu libéré Guy Marius Sagna mu nekk ñaari sàkkuteef yoo xam ne xam naa ne fu mu toll nii nekkagul ci yoonu ñu la ñu bëgg en tout cas nekkagul ci yoonu am ndax gis nañu mbirum Guy Marius Sagna démb ñaar ñi nga xam ne ñoom ñett rek a desoon ci kaso bi ñaar ña bàyyi nañ leen moom ñu maintenir ko ba tey ci kaso bi donc loolu it problème baa ngay wéy ba léegi wàllu yokkuteeg njëgu courant gi ñu dellawaat ko fa mu nekkoon loolee gars yi wax nañ ci waxati ci nee nañu loolu mënta nekk jamono yi ñu toll donc dafa mel ne daal ñoo lànk fu mu toll nii xeex bi nga xam ne ñoo koy xeex moom noppeegunu wala waragunoo noppi ngir bàyyi ko ndax ñi ñu jàkkaar lool muy nguur gi te ñuy sàkku ci moom mu deltu ginnaaw ci yooyee bàyyi Guy Marius Sagna wàññiwaat njëgu courant gi moom noppeegul ngir def loolu donc mu doon loo xam ne daanaka mën nañoo jàpp ne seen taxawaay dafay wëy taxawaay bi nga xam ne nag moom lañ ko amee jamono yi muy fexe ba wàññi li nga xam mooy changer plutôt fusil d'épaule maanaam ci taxawaay ba ñuy amalee ko ñàkk ànd gi muy joxe ay flyers xam naa ne moom am naa yaakaar ne xëy na tey du demee ni mu demee woon peut-être duñ leen jàpp parce que dinañ gën a tasaaroo daal dama bëgg a dem de kan yow mii nii waaw yow da ngaa bëgg a dem ca distribution ba daal di demal correspondant rek waaw mën na nekk de bu midi jotee ngeen jël ma ci midi culture bi waaw lu mën a nekk la de dinaa fa dem Fou Malade moom nee na mi ngi hôpital nii xam naa jàpp yi keroog moo xaw a métti léegi lañ ko jot ci téléphone bi on devait l'avoir sérieusement effectivement Fou Malade ou Sané ou même Thiat mi ngi devant le juge wax naa ko léegi nee na moo tax mënu permettre ko mu mën a wax bien sûr Fou Malade ma nga hôpital effectivement voilà donc nee nañ koy piqûre xam naa xëy na jàpp yaa xawoon métti keroog nañ leen bàyyi nag ñu doxal seen ay mbir Sané on va essayer de le joindre peut-être d'ici ñu jeexal jotaay bi tout à fait waaye loolu daal bëggoon nañ ko waxtaanee ñun nag joxe nañ ci suñu xalaat di xaar nag tey fan la mbir mi di mujjee ndax la woon keroog du amaat
amaat tey ñaanuñu ko nag quand même ah bëgg nañu ñu bàyyi leen rek ñu def li ñuy def delluwaat seen ay kër ba beneen yoon naka noonu dinañ ñëw ak léegi ak yéen ci éducation le temps de marquer une pause musicale bu ko defee nag ñu dellu si ñëw ak yéen tey ci éducation bi wax nañ ko sànq débrayage defe naa waxtu wi tàmbali na de 10 heures waaw débrayage waaw fu mu toll nii xale yi génnee nañ leen waaw gars yi génnee nañ leen doy na waar et puis demee dégg naa ñoom dañuy grève duñu sax dem école effectivement donc loolu tam beneen mbir la comme d'habitude mercredi bu ne dañu daan intéressé wu ci éducation ak Koumba Ba tey dafa am ngant waaye dinañ ci ànd ak sëñ Saliou ak ki nga xam ne moo di Pape Madiakhaté le temps de retrouver delluwaat marqué benn pause bu ndaw rek après ñu ñëw nag yeggali ak yéen ci li jëm ci wàllu éducation njàng mi nag booboog léegi dafa yëngu ni ñu ko waxee woon Koumba Ba waxoon na ko fi ak Dame ne woon nag soo moytuwul ci 2020 bi ay grève ak i débrayage la ñuy ubbee waaye daanaka dafa mel ni dëgg la ndax ñi ngi ci mois de janvier semaine passée defe naa débrayage amoon na semaine bii ñu nekk it mu amaat tey ëllëg ñu nar a grève c'est quand même dommage. Oui, c'est dommage, mais c'est dommage pour ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi nga xam ne seen jàng dina perturber wu encore une fois c'est dommage pour jàngalekat yi nga xam ne xëy na lii ñu koy def nii neexu leen mais ils le font parce que xëy na état bi dafa xaatim ak ñoom loo xam ne respecté wu ko ci loo xam ne seen yelleef la dañu ko yeeyoo ñu war ko am c'est dommage pour le pays c'est dommage pour la nation c'est dommage pour la jeunesse sénégalaise bi nga xam ne mérité wul en tout cas lii ndax dafa soxla jàng parce que ñi ci ëpp ay ndaw lañu te dañu soxla jàng am xam-xam ngir mën a ëllëg am ay ambition personnelle mais ambition également pour réew mi ngir mu jëm kanam mais à chaque année nii lay demee et à chaque année le problème persiste on a l'impression que wàllum njàng moom mbir mi neexutal lijjanti fii ci réew mi dafa soxalul gars yi wala dañu ci amul pexe c'est vraiment triste à chaque fois ñu wax ci mais à chaque fois le problème persiste il faut vraiment que ñu régler problème bi wala ñu déggoo ci parce que mbir mi dafa dem benn instant yow dootoo xam sax lan ngay wax gars yi daanaka même chose la ñuy wax benn mbir daal moo ma ci amal solo te man am na solo ci man mooy bor bi ñu ameel enseignants yi moom nañ ko fay parce que ñoom bor bi yitteel na leen alors Serigne Saliou ñi ngi ak Sawru Sène ci téléphone bi Sawru ñi ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di fay di nuyu aussi seeni auditeurs yi. ñu fàttali ni yow yaa nekk secrétaire généralu SAEMS bokk tamit ci G20 nekk kuréelu. G7 nekk kuréelu jàngalekat boo xam si tey jii la ñu xaatim ne 10 heures jot na sax jamono ji ne dañuy dem ci ab grève. débrayage ëllëg ñu dem ci ab grève générale ndax mën ngaa dellu siwaat ci lan moo waral loolu. waaw li ko waral mooy li ngeen di waxtaane rek ñàkk respect accords yi nga xam ne gouvernement wu Sénégal daf koy xaatim ak organisation syndicale u enseignement parce que nag gis ngeen ni accords yi ñuy wax nii tey 2018 lañ ko xaatim ñu ngi 2020 boo xoolee poñ yi nga xam ne ñoo nekkoon ci document bi boo ko seetee ba seetlu ko ñaari poñ rek la ci gouvernement bi respecté yeneen yi vraiment en tout cas dans le moyen secondaire des na système de rémunération des agents de l'État ni ko njiitu réew mi waxee woon mais kenn defu ci lenn corps des administrateurs scolaires kenn defu ci lenn la création des PCMG en EPS ak le reversement kenn waxu ci dématérialisation des procédures pour que lenteur administrative yi jeex ba léegi c'est dans le dilatoire alors donc yooyu poñ def di yoo xam ne ñun soxal nañ ñu tey lenn rek laa mën a jàpp ni wax dëgg gouvernement bi respecté na ko muy indemnité logement jàngalekat yi lim ci waxoon dina ko def na ko donte bi mu ko defee ñun gis nañ ni aussi li ñu joxe ci main droite dañ ko jëlewaat ci main gauche ñu laaj leen ñu ne impôt la alors donc globalement loolu moo tax ñu ne il faudrait que ñun ñu jóg yëngatu woon gouvernement wu Sénégal wax dëgg accord yooyu nga xam ne dañ ko xaatimoon te amoon ci yaakaar trop mais le fait que gouvernement bi faydaalu ko loolu moo indi tey situation bu ñu commencé nii. Sawru ñu gis ni fan yee daje ngeen ak ministre fonction publique foofu noonu tamit yow ñu bëri njortoon na ni dara dina fa tukkee ba ñu àgg fii nii est-ce que mën nga ñu wax dëgg la xewoon ca ndaje ma. waaw dëgg rek moo neex yàlla foofu am na xëj na am na lu fa tukkee mooy gouvernement au Sénégal par le ministère de la fonction publique wan nañ ñu que quand même am na
actes yu bëri yu ñu publier récemment mais problème bi mooy boo publier 25 000 actes da ngay wax ni sur un total en stock de combien kenn waxuñu ñaata ñoo fa nekk en souffrance beneen aspect bi mooy du loolu opération boobu mooy tax situation bi jeex situation bi mu li koy jeexal mooy li protocole d'accord bi wax muy dématérialisation des procédures comme yegguñu ci dématérialisation des procédures ci wax rek mais stock boobu à chaque fois day reconstitué wu te loolu nag moo sonal jàngalekat yi parce que kenn mënul avancer kenn mënul am validation kenn mënul am intégration situation yooyu mais ñoo tax ñu yaakaar ni bu ñu dématérialiser les procédures xëy na mën na changer situation bi mais nag fonction publique nee na léegi désormais ñoom dinañ def benn caravane pour fekk nit ñi sur le terrain ci département yi xool naka la ñuy jële de seen dossier beneen innovation bu ñu wax mooy que dossier yi au lieu que ñu koy envoyer voie physique dañ koy envoyer léegi via scanner donc yooyu xëy na c'est des innovations yu ñu annoncé mais li werte woon mooy protocole d'accord bi dématérialisation totale des procédures la wax. alors Saourou nuyuwaat la bu baax a baax Pape Madiakhaté Sarr ci kàddu gi tey jii nii plan d'action bi yàgg woon ngeen ko annoncé defoon ngeen préavis de grève xëy na li ngeen bëggoon amu leen ko tey jii ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy débrayage tey grève suba marche nationale ginnaaw suba bi ak boobu lan ngeen ni lan mooy doon taxawaay bi bi ak boobu ak au-delà de plan d'action bi ngeen taxawal. waaw plan d'action bi mu ngi commencé tey par un débrayage suba marche nationale la ñu am pas nationale mais une marche au niveau de Dakar. ñaar yooyu la ñu tegagul yooyu nag buñ ko tegee comme ni ma ko waxee yëglu la rek dañuy yëgal gouvernement bi wax nag ñun kontaanuñu ci traitement bu ñu def protocole bi xëy na yooyu buñ ko defee nag bu dee am nañ devant nous un gouvernement boo xam ne wax dëgg njàng ak njàngale soxal na ko xëy na dina réorienter son orientation prise jusque là réorienter ko nag mooy ñu toog ak jàngalekat yi li nga xam ne chef de l'État moo ko wax ci système de rémunération bi mu wax ñu naka lañ ko mën a jëmale li nga xam ne mooy lenteur administrative yi le corps des administrateurs scolaires les PCMG en EPS l'organisation des passerelles professionnelles ci question yooyu yëpp yaakaar naa ni du ay incidence financière amul benn incidence financière gouvernement bi war nañu war a wax ci tel point nii laa koy defee et dans un laps de temps dans quelle durée par exemple donc yooyu bu ñu toogoon waxtaane ko mais ñun dama rappeler encore faire la grève ce n'est pas notre profession mooy jàngale loolu la ñu jàpp loolu mooy suñu liggéey faudrait pas que nit ñi confiner ñu dans des stratégies de lutte de grève de trucs comme ça non ce qui est important c'est que le gouvernement du Sénégal doit se rendre compte que l'école est le seul moteur de l'émergence et à partir de ce moment lépp liñ ci war a orienter pour que école bi nekk une école normale mais loolu état bi def ko war a def bu ko deful nag li ci am nag moom moo amee la responsabilité. jërëjëf Saourou Sène leer na di la jaajëfal bu baax a baax ci jàppandi gi leen di jaajëfal toute la rédaction de King FM aussi. di rafetlu aussi seen liggéey macha allah. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Saourou moom daanaka ci ñun la bokk de mi ngi noonu nit ku baax la. disponible combat baa ngi noonu dafa mel ni coow lu jeexagul de. coow li jeexagul te xam naa ne tamit du gaaw a jeex. te tamit mbir la moo xam ni gouvernement bi ci li muy taxaw war naa gaaw taxaw lii naam ne nag ñoom li ñuy wax à chaque fois moo di. ñi ngi defi jéego parce que boo xoolee nee na indemnité de logement yi nga xam si bokkoon na ci li gënoon a sonal jàngalekat yi jox nañ leen ko waaye li Saourou wax dégg nga ko mooy dañ leen ko joxe ci loxo bi nangoo ko ci beneen bi maanaam. buñ leen joxe logement tamit tegaat leen ci beneen côté bay impôt yoo xam si mënuñu koo xam loolu aussi ay yeneen jafe-jafe lay andi dégg nga ko tamit muy li nga xam si doon na ko am muy jàkkaarloo boo amoon seen diggante ak ministre fonction publique yaakaaroon na ni sax foofu waxtaan dina fa am ba duñu egsi fii waaye ñoom ban fa génne dañ ni dara tukkewu fa bon Saourou andi na ci tamit ay leeral mu nekk mbir moo xam si tamit nekkul ndorte lu baax ci atum 2020 bi baaxul ci élèves yi nga xam moom à chaque fois ñoom ñoo ci gën a mettile ñoo ci gën a lorule ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat lay doon bu ñu demee nag ba ca mujjantal ga ñu def lépp ay polycop di xaw a escanté élèves yi wax dëgg yàlla gouvernement bi bu dul jàngalekat yi sax war nañ cee xool élèves yi taxaw ci mbir mi ah oui situation la bu déplorable non il faut ñu taxaw ci parce que nag chaque année li en fait j'ai comme le maam dafay mel ne nit ñi duñ sax rendre compte ne lii nii day am impact chaque année ci résultats yi gis nañ ne à chaque fois ak grève yi saay buy am dañuy gis day impacté ci résultats yi da ngay gis à chaque fois résultats yi du baax BFM bi comme bac bi da ngay gis ay niveau yoo xam ne daanaka kenn xamul sax lu muy ndurool bu dee baccalauréat bi 5 ci at yi weesu yëpp mënatuma sax natt combien d'années la ci
ci jamono yu ñu toll daanaka baccalauréat day nekk diggante 34%. Et li may constaté mooy on a comme l'impression que fii on se satisfait de ce pourcentage et pourtant 34% moom daanaka mooy un tiers tey jii nii buñ ko doon notel élève day mel ne sur 10 day mel ne day am 3,5 sur 10 mais 3,5 sur 10 mais note bu baaxul la insuffisant la bu dee sur 20 la mais c'est une note insuffisante qui ne te donne pas la moyenne et pourtant at yi ñu weesu yëpp gars yi pourcentage boobu la ñu am mais dafa mel ni nit ñi dañ ciy satisfaire wu et c'est quand même extraordinaire de se satisfaire d'un résultat insuffisant c'est-à-dire man loolu des fois day metti sama bopp j'ai comme l'impression que gars yi xamuñu enjeu jàng ak njàngale ci mim réew ñuy bàyyi loolu di perdurer bàyyi problème yi di perdurer il faut que ñu régler ko une bonne fois pour toutes parce que tey war nañu mën a dem ay examen élèves yi ñu am plus de 60% parce que xarañteef baa ngi ci élèves yi mais également ci jàngalekat yi donc il faut que ñu régler problème bi ngir ñu mën a décoller enfin ci résultats yi mais waruñu toog di satisfaire ci résultats yu mel nii di bàyyi problème politique baa ngi nii lu ñu ci bëgg a régler lu ñu ci bëgg a régler ko ci xaalis yu dul jeex ay milliards lañ ciy dugal ay milliards lañ ciy dugal et pourtant njàng mi ëpp solo téeméeri junni yoon te pourtant duñ ko ci def wala boog buñ ko ci dee def nañ ko ciy defee wala nanu ko war a régler duñu ko ci régler problème la buy persister finalement manque de volonté politique rek moo ko teree dem. président la ci taxawaay et puis ñi koy conseiller ci wàllu woowu it nañu ko wax ni njàng mi sooxee na fi mu ne nii te fi mu sooxee baaxul ci début d'année moom. daanaka xeeñul neex. non xeeñul neex donc nañu ci taxaw. ñeneen ñoo xam ne yëngu nañu également ay étudiants lañu yu nekk ci université bu Bambey. xibaar boobu jot ngeen ko. waaw jot nañ ko ñoom sax yàgg nañoo yëngal. ndax octobre ba léegi daanaka ñoom ñi ngi yëngal. ñoom nag université Alioune Diop bu Bambey xam nga université mën nañoo wax université bu mag la. bu ndaw la ndax lañ ko sëf àttanu ko. ñun am nañ chance dem ba foofu visiter ko waaye booy xool. dëkkuwaay yaak li nga xam si moo di restaurant yaak étudiants ya dayoo bi tollul noonu loolu nag moo tax ba étudiants yi doon wàcc jaamarloo yu méttee métti nag loo xam si gisu jombul ñu ko doon bariwul lu ñu ko doon gis Bambey. doon na am nag ci université fu ci mel ni Cheikh Anta Diop bu Dakar wala sax Gaston Berger bu Saint-Louis. waaye Alioune Diop bu Bambey moom dañoo waxoon sax ni référence la ci université yi. waaye cette fois-ci nag gis nañ ni dañoo tàngal ba am ay étudiants. ak ay policiers yoo xam si jële woon nañ ci ay gaañu loolu di tekk ni jamono ji ci li moom fépp lay baxee alors ñi ngi ak Ndiaga Thiam moom une étudiant la foofu ci université bi bokk ci collectif bi nga xam ne ñoom it ñoo doon yëngal ñu jox ko ak moom Ndiaga ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. waaw ñu am mbégte ànd ak yow ci suba si ngay étudiant foofu ci université bu Bambey mën nga dellu soit ci situation boobu nga xam ne moo taxoon ngeen yëngatu keroog. waaw situation bi taxoon ñi yëngatu mooy que université bi comme ni ngeen ko waxee léegi dafa nekk université bu ndaw bu nga xamee ni bariwul capacité d'accueil bu nga xam ne mën na accueillir étudiants yi. ba pare aussi salle pédagogique yi nga xam ne moom la ñu war a defee cours aussi taxu koo demee noonu parce que benn amphi bu 500 places kese lañ fi am donc avec ces conditions yëpp ñi ren ñi ñëw. orienté ñu benn masse bu nga xamee ni xëjul sax ci biir dëkk bi waxuma laa nag ci biir université bi donc étudiants yi di jànkonteel ay problèmes yu bare lu ci mel ni wàllu dëkkuwaay lu ci mel ni wàllu restauration da ngay gis ñoo xam ne sax mën nañoo tegal ay jours di ñëw ci ñibbi waat duñu am luñ lekk parce que toujours rang yi day gudd lekk bi day jeex dëkkuwaay yi métti na tey Bambey suñu la ne location bi fii nii les chambres varient entre 30 000 ba 50 000 te dañ lay exiger nombre ni la ñaari nit ngeen di nekk par nekk si mooy si biir dëkk bi te xam ngeen étudiant amul doole te loolu yëpp bu ngeen gisee li ko waral moom moo nekk manque de logement yi nga xam ne am na ci université bi. parce que quatre pavillons rek moom moo fi ne te 4 pavillons yi soo boolee nombre de lits def matul 500 lits. actuellement ñi ngi entre 8000 9000 étudiants. d'accord li ma bëgg a xam mooy depuis quand la situation bi daal di gën a accentué maanaam mbir mi gën a métti ci yéen ndax li mu étudiants yi ñoo yokk ci diir bi ak loolu kañ la am wala situation bi lan moo ko indi. waaw situation bi moom mën nañu wax ni année yi jàll yëpp xawoon na métti mais méttiwaay bi taxu ko woon a demee noonu yëpp sentiruñ ko woon yenn méttiwaay bu ëpp bi mais ren lañ sentir dëgg que ni université bi métti na. parce que boo jëlee année yi passé ñi ngi woon entre 4000 5000 étudiants ren ñi ngi ci entre 8000 9000 donc mun nañu wax ni dañoo doubler effectif bi ci ren
ba pare bi ñu koy doublé aussi boolewuñ ci des mesures d'accompagnement. dañ ñu envoyé 3000 étudiants booleeg 5000 étudiants yi nga xam ne ñu ngi woon ci université bi ñu nekk 8000 étudiants sans ñu boole ci des mesures d'accompagnement comme ça comme que ay resto yu nga xam ne yu mag la yu mën a accueillir ay étudiants. ay pavillons yi nga xam ne itam étudiants yi dinañ ci mën a dugg parce que tey université bi benn restaurant rek la am fonctionnel mën nañ ko wax pour 180 places. presque environ yeneen yi ay réfectoire lañ yu nga xam ne ay 80 étudiants la ñu war a mun a def. am na benn restaurant bu fi nekk bu nga xam ñu mi ngi en construction même les travaux yi démarré reprendre na boobu depuis 2014 ba léegi commencé nañ ko ba léegi chaque année ñoom dañ koy grève suñ pavillon yi ñu ñuy wax aussi depuis 2015 la ñu ko le ministre Mary Teuw Niane diggoon fii nii bi mu fi ñëwee benn envie rentrée. depuis boobu ba léegi ñu ngi topp ci gannaaw état bi di daw pavillon de 1000 li ba léegi nii amuñu ci ay satisfaction amuñu ci aussi ay réponses claires yi nga xam ne nii mën nañ ñu ko apporter te toujours dañ naan Bambey université de référence la université d'excellence la mais man dama naan toujours excellence boo gis dafa am tamit lu muy àndal l'excellence bi étudiants yi ñoom ñoo ko nangu parce que ñoom ñoo fi fekk conditions yi métti mais ñu nangu ko ba pare di jàng di am résultat yu baax kon gàcce ngaa la ma étudiants yi ci loolu nag nguur gi tam da cee war a taxaw bu baax xam ni étudiants yi kat kon su ma leen tegee ci conditions yi baax dinañ gën a mën a produire donc des résultats beaucoup plus excellents parce que ci conditions yi métti yi ñi ngi réussir kon su ma leen jàppalee kon réussite bi dina gën a mën a dem te dina nekk université de référence dans l'Afrique et même dans le monde entier. bi ngeen amalee seen doxu ñaxtu boobee wala sax toogaanu ñaxtu mu nekkoon jaamaarloo yu métti yu doxoon seen digganteeg takk dere ci xibaar yi jot moo di ne ba ngeen xëyee dem jàngi jàngalekat yi ñëwuñu loolu lan moo ko waraloon ak ndegam ndaxam léegi ñëw nañ. waaw biñ amalee buy ñetti fan yi ñu décrété woon gi mouvement bi bu mu jeexee biñ jàppanteeg takk der yi biñ paree dañ ni mouvement bi dañ koy suspendre reprendre classe yi parce que tey université Bambey ku ko xam-xam ne ni bëggul sax grève ñun loolu lañ ñu xamee woon les nouveaux types d'étudiants lañ ñu doon woowee parce que bëgguñu grève dañuy bëgg jàng am ay résultats yu baax dem biñ jeexalee suñ grève nag bind ci jiite coordination bi dugal nañ communiqué ni cours yi day reprendre léegi nag li tax administration woowul ay étudiants ay professeurs am pour ñu ñëw jàngale kooku noonu peut-être que ñoom ñoo xam li tax woowuñu professeurs yi mais ñun étudiants yi ñun pare woon nañ ci mouvement bi pare woon nañ lépp lu nga xam ne xeex la ak takk der yi pare woon nañ aussi pour reprendre aussi les salles de cours mais à notre grande surprise ñëw nañ am na ñu nga xam ne jàng nañ am na ñu ngi mais majeure partie bi la majorité aussi defuñ cours parce que seeni professeurs ñëwuñ parce que peut-être que administration bi woowulee. baax na jërëjëf Ndiaga. ok jërëjëf. waaw bala ñuy jeexal fi mu ne nii mën nañoo xam ni kon njàng ma dellusiwaat na bu baax a baax foofu ci université ba. waaw fi mu toll nii jàng bi dellusiwaat na ci biir université bi waaye problème bi mooy toujours gi takk der yi ñi ngi taxaw ci suñ buntu université ñoom. waaw ñi ngi taxaw bi ñaari point lañ taxaw ñi ngi taxaw ci buntu université bi ñi ngi taxaw aussi ci beneen yoon bi nga xam ne moom mooy leen di yóbbu ci beneen campus social bi te loolu tamit ñi ngi interpellé tam parce que loolu mën na jouer ci psychologie parce que étudiant Bambey xamul loolu mën na jouer ci psychologie étudiants yi ñun nee nañ leen grève bi jeexal nañ tout ce qui est affrontement mais ba léegi ñu ngi ci ak seen i dragon chaque jour dañuy taxaw bu doon Dakar la amul problème parce que ñoom miin nañ ko mais Bambey xamuñu ko miinuñu loolu dëgg la psychologie bi directement da leen di travailler tout à fait kon nag loolu ñoom tam suñ ci mënee intervenir ñu xamee ni ñun xeexuñu ak ñoom amuñu ak ñoom benn problème ñun suñ administration ak les autorités étatiques la ñuy jël te dañuy réclamer rek pour am des meilleures conditions pour que résultats yi gën a baax pour que ñu génn jàppale pays bi ci développement yi te loolu am ngeen ci droit jërëjëf Ndiaga ñu ngi lay gërëm bu baax a baax kàddu yi am na solo ñoom seen inquiétude yëpp mooy conditions yu baax ndax ñu mën a joxe ay résultats te wax dëgg yàlla yaakaar naa ne nag loolu moom état war na ko nangul ay doomi réewam yoo xam ne jàng rek la ñu bëgg dal amandi na fa waaye li leen jaaxal wax na ko mooy takk deer yi nga xam ne ña nga taxaw ba tey waaw takk deer daawuñu fa taxaw xam ñun moom day xaw a tiital xale yi
voilà waa daara yi Cheikh Anta moom min nañ loolu. min nañ loolu demoon nañ ñun ba pavillon A ci buntu ba foofu la GMI yi nekkoon. fa lañ daan monté ba léegi ñu nga fa wala waaw léegi génn nañ xam nga bu njëkk dañoo duggoon ci biir. waaw ñëwoon boo ñëwee ba ci pavillon A am na benn guy bu fa nekkoon. fa la gars yi daan monté. waaw guy gi waaw. léegi génn nañ ñu ngi ci buntu université ba. loolu nag li ko waraloon moo di. wax na ko sànq ci biir waxam muy université bu Bambey. mi xamañu wuñ leen woon ay xeex ak def affaire yu mel noonu. loolu moo taxoon gars yi doon ñu fa woon wàcc. waaye nag buñ commencé di yëngal mel ni gars yi ñun def leen ni def gars yi di monté seen gars mais ñuy ñaan dal am ci parce que tamit foofu Bawol la te tamit université bu Bambey dafa jege lool route nationale bi te route nationale mooy route bi jógee Dakar dem directement Touba. foofu bu fa ay grève amee rek amul beneen teggi wala beneen yoon boo xam si jaar na feneen donc loolu rek war na tax ñu gaaw lijjanti loolu andil leen ay saafara ci lu ñuy laaj ndax nag université ba dafa ndaw li muy wax nii dafa am solo université ba dafa ndaw bu ñu leen ci dollilee donc dayoo étudiant bu toll noonu war na àndaale kon ay mesures d'accompagnement parce que bu ñu moytuwul day mel ne université Cheikh Anta Diop dinañ yokk nombre ba lim bi toll foo xam ne daanaka qualité dootu fa mën a am UCAD boo fa duggee da ngay gis ay amphithéâtre plus de 2000 étudiants benn professeur finalement ñi féetee ginnaaw dara duñu ko xam kon nañu ci bàyyi xel dal am na waaye tamit nañu topp mbir mi di leen gërëm bu baax a baax Pape Madiakhaté Sarr la woon ak Serigne Saliou Seck ci actualité bi noonu lañ ko toppee tàmbalee ko woon ci dàqub Moustapha Diakhaté bi nga xam ne APR ñoom fësal nañ ko démb ci ab communiqué naka noonu bi ñu weesoo toftal nañ ci ñoo lànk ñoo bañ ñoom tey dañuy distribuer ay flyers jéem nañoo jokkoo ak ñenn ci ñoom xëy na sax ci xibaaru digg bëccëg gi ak Serigne Saliou du ñàkk ñu am kenn ci ñoom kuñ ci jokkool mu andi ci ay leeral ak fu mbir mi toll débrayage ak grève bi nga xam ne waa SAEMS nar nañ ko tey ci suba la ñu tàmbali ak débrayage bi ëllëg ñu nar a dem ci grève du ñu sax xëy dañuy toog seen kër yi te élèves yi di mbir moo xam ne nag lu ñaaw la ñu ngi koy déplorer du lu ñu gënal waaye xëy na diggante état ak ñi nga xam ne ñooy jàngale foofu rek la ñu mën a jaar ngir mën a régler seen ay problème jokkoo woon nañ ci ak Sowru Sène mi nga xam ne moo jiite SAEMS bu Ndakaaru di gërëm également bu baax étudiant boobu di Ndiaga Thiam moom mi ngi bokk ci collectif étudiants yi doon xeex ñoom bërki démb rek ngir am ay conditions yu gën a baax ca université bu Bambey jërëjëf ma leen di gërëm bu baax rendez-vous tout à l'heure ci Midi Culture incha allah jaajëf nga andi tàggat yaram voilà wax nga sa waa ji sa match bi la nga waxoon démb waxaat ko ci match bi attaquant bi non Maguette ak Mamadou Sow la ñuy boole man dama équipe non Lamine pas Mamadou Sow Lamine Ndiaye nga wax Lamine Ndiaye man moom ak Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye ak sëñ Sa góor amatul benn looloo yëfi góor yàlla am ñaar ñeent voilà fan yii sax bu la neexee nga am ñeent ak beneen teg ci suuf daf ciy baax on va retrouver tout de suite la revue de presse de ce matin et puis bu Serigne Saliou boo ko defee nag ñu doog a ñëw yëkkati jotaay bi ak yéen juste après King Feeling qui vous accompagne ba boori 14h ak yéen man de bu fekkee ni amu leen ay wujju dina ma jaaxal Adja ak Yacine ñeen woy bi def ci studio bi man daf ma mujjee jaaxal sax bu dee amu leen ay wujju moom dina ma jaaxal trop seen waa ji dafa am yeneen i gel da ngeen ko découvrir bàyyi leen ko solution bi kay yomb na bu dee dafa am yeneen i gel bàyyi leen seen waa ji waaye bu ngeen ko bàyyi jàpp ci keneen tamit bu dee looloo tax ngeen bàyyi ko di ngeen bàyyiwaat keneen ndax gars yi amuñu benn Kadel benn nga am ah Maam Cheikh benn nga am yow soxna nga am sax wax nga dëgg yow benn soxna nga am utal ñaar man am naa ñaar a ngi nii déjà taxaw sama gelu rajo yi fi nga xam ne fii la ñuy yem on va retrouver sëñ Salim troisième bi ngi fi ci kër gi ba bëgg a xam man la photom ci digital bi nii man samay wax du ma ko nëbb de am naa ñett maa ko wax su confirme ñaa ngi nii série bëccëg yi jabaru bëccëg nga ni da nga bëgg ay wax nañ dem seeti ji sëñ Saliou te ñëw la revue de presse de sëñ Saliou après ñu dellu soit léegi pour la suite li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. waxambaane dañ ne bu tollee dëgg ci digg dooleem daan doole moo koy may ndam waaye nag bu jaayee doole bay sukkër bi ak wëyale bakkani jàmbur leneen mën na ko caa fekk ndax nag kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaasa ci kaso ngay mujjee fanaani kaso di rakki bàmmeel bi ngay toog jàpp ne àdduna dafa tukki fekk booba sa bos rek a làqu ndax jant banu la làq lu ni mel moo dal Samba Ardo Dia Sow di waaji
rayoon Fatoumata Makhtar Ndiaye taxit daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu baaxe xibaar bi ubbil source a journal bi ne naam ne mbokki Fatoumata Makhtar Ndiaye du nu mën a wanaasu seen métit woowe waaye nag jamono ji pomp nañ seeni rangoñ sabab li moo di tribunal tëj na Samba Sow giirug dundam boole ca liggéey bu mu sañu la bañ réew mi quotidien ne àdduna ju tukki kay moo dal ci kaw Samba Sow waaye nag journal bi nee na loolee taxul ba tey mbokki Fatoumata Makhtar Ndiaye kontaan ndax rakam di Papa Makhtar Ndiaye moom lanu seen ci enquête yéenekaay mu fay xamle ni Samba Sow ñaari jigéen yi muy tudd di bàjjanam Fatou Sow akub xaritam di Awa Ñang danoo war a leeral la tax mu leen di tudd Le Quotidien ne li leer te wóor moo di àttekat bi moom nee na Samba Sow moo rey Fatoumata Makhtar Ndiaye ba tax li des ci ak dundam ci biir kaso bi la koy defee keneen kuy des ba tey ci biir kaso bi moo di Guy Marius Sagna Le Témoin ne cour d'appel bu Ndakaaru lankal nan ko bàyyi ne gëndiku gi ko ay avocat am doon sàkkul ba noppi nag nangul ko Fallou Galass Seck ak Ousmane Sarr ba tax ñoom ñibbi nañ seeni kër Seydi Gassama mi fi waxoon toj penc wi ne am nañ lu leen metti ci Guy Marius Sagna mi ñu téye ca biir kaso ba waaye nag njiitul Amnesty Sénégal nee na loolee bettu leen ndax nguur gi ci boppam mooy jëfanteek Guy Marius Sagna Maître Moussa Sarr di avocat bi koy layool ne duñu xaddi benn yoon ci la tribune la ko xamle avocat bi yokku ca ne ca cour suprême lan jëme mbir ma mbirum Moustapha Diakhaté daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di ci wax muy l'Observateur L'As Les Échos Vox Populi Enquête Le Quotidien Walf Quotidien Libération La Tribune ba ci Le Soleil National ubbil l'Observateur journal Uri 15 angle corniche bi ne Moustapha Diakhaté fi mu taxawale man koo taxaw APR ak fi nu ko dàqee ci APR daanaka simili ak saala yéenekaay Futurs Médias bi yokku ca ne tey laa leen di wax dëgg-dëgg la tax ñu dàq Moustapha Diakhaté ci biir APR nday mbil gi di njiitul APR di président Macky Sall ca Londres ga mu nekk fa la composé numéro Abdoulaye Badji woo ko téléphone ne ko woowal gaa yi bokk ci commission de discipline bi ngeen wax ci mbiri Moustapha Diakhaté ndax nag lu ëpp tuuru te it lu jiitu loolu yéenekaay bi nee na président Macky Sall jotoon na tee waxtaan ak Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Mahmoud Saleh Le Quotidien ne li wóor te leer moo di dàquk Moustapha Diakhaté ci biir APR commission de discipline bi ab santaane rekk la ca jëfee te ka leen ko sant du kenn ku dul président Macky Sall Abdoulaye Badji ne la tax ñu dàq Moustapha Diakhaté moo ko def ca enquête yéenekaay moom Moustapha Diakhaté li mu fa xamle moo di ne li nu ko def ay caaxaan rekk la source aane lu ci man di am daal moo di dàq nan ko ci l'Observateur moom Moustapha Diakhaté mu fay xamle ni mësul yaakaar ni àdduna dina dox ba mu yegg ak président Macky Sall fii nu yegg tey te nag ëllëg ci alxames ji dina wax ba ñépp dégg ko Les Échos ne moom Moustapha Diakhaté la mu jot a wax bokk na ci li nu ko dàq yëgalu ko yaramam waaye nag yéenekaay bi nee na ndox mu sedd mën na ca am ndax nag Mbaye Ndiaye bokk ci commission de discipline bi nee na yëgul fu nu ko dàqee te it waxtaan dina amaat ci seen biir su aane ba fii ak li man di am moo di Moustapha Diakhaté dafa taxawal mankoo taxaw APR waa APR mankoo ci seen biir dàq ko ñu mankoo ñun riir utali Touba Mbul Vox Populi ne mairub dëkk ba fukk ak ñetti borom dëkk ya ko wër ñoo ànd dem seeti sous-préfet ba ngir ñu lëj mbët ay mbiram waaye nag lañ ca gis moo di ne maire ba di Mansour Niang njublang na fa lu jege 5 millions ci xaalisu CFA ba yóbbu ko këram. jërëjëf Serigne Saliou Seck di ko gërëm bu baax a baax ci li ci yéene kaay yi dina àndaat ak yéen boori midi bu soobee yàlla toftal ci nag li nga xam ne mooy revue de presse bu xibaar yi lay jël teg ci revue de presse bi voilà ci kanam tuuti lay doon Thierno Bocoum la ñuy dalal demain incha allah bu fekkee affiche bi baax na ñu wan leen ko rek ci écran bi baaxul voilà donc suba la ñuy dalal Thierno Bocoum ci jotaay bile dinañ waxtaan ak moom lépp lu jëm ci actualité politique waxtaan ak moom ci fi réew mi toll ci wàllu économie ba ci éducation bi nga xam ne tey laal nañ ko lépp dinañ ci waxtaan ak moom ba ci sax suñu député yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale bu Sénégal ñoom ëllëg incha allah Thierno Bocoum dès 9h il sera avec nous avec toute la rédaction ainsi que Pape Djibril Fall aussi dina nekk ak ñun suba ci jotaay bi ngir ñu waxtaanee lépp lu jëm ci mbir moomule muy waxtaanu penc lañ koy def Serigne Saliou Seck dina feggoo ak moom naka noonu Pape Madiakhaté Sarr ñoom it dinañ ko poser ay questions yoo xam ne Thierno Bocoum dinañu ko tontul ci jotaay bi avant ñuy jóg nag ma yëngal tuuti ndeg yow Secka daf ma woo démb Secka lëmbalu naar sama xarit la fan yi waaw ku ma xëy di teg rek laaj na ma lu tax ma koy teg sama xarit la pointure maa ngi koy may Serigne Saliou Seck woy bi waaw xam na li tax ma ko koy may kelamati jamamu jam taru ba taru soo meloon ni man foo jaañu daje soo meloon ni man yëkkatil gisuma dara yëkkatil gisuma dara man Secka du ma jël ni jaani pax yëkkatil ma xool sa pointure asalo bilaay dofoo dara jàpp la
jaanu pax lu tax nga koy jënd lugalo kaay jaan jaa ngi nii mi ngi ci pax bi jëlal taruba fay ma prix ma dem du ma ko def soo meloon ni maam Cheikh wuyul fii kelamati jamaamu jam taruba ulay mu taj soo meloon ni man foo jaar ñu daje soo meloon ni man yëkkatil gisuma dara yëkkatil gisuma dara man Secka du ma jënd jaani pax yëkkatil ma xool sa pointure asalo ana xale yi Louga nday siini sek Lougaloo Kaolack ndangaan Thiès kaay ñu dem Bandar asalo butur gale butur gale wen singale ay yaa ngi may gaañ li ngeen di jiin asa bombe man damay yëngal asa bombe waa góori ñi asalo asa bombe Secka du ma jënd jaani pax lu tax ma xool sa pointure ku nopp sa jëkkër jugal upaaj ay sa mbaxal jogal won ma sa nocci waaw xale bi ku la rappal fir de bas la rappal sa nocci sa mbaxal asalo Ousmane Diop asalo seri bi nen mbaj asalo Alain Dieng asalo man Secka du ma jënd jaani pax yëkkatil ma xool sa pointure sëñ Saliou Seck ak Pape Madiakhaté Sarr est-ce que du ñu invité Secka fii ñu butur ngale butur ngale waaye du ñu yëkkati de singale wen singale asalo ma lay fan ña Amadou Kébé sama waa ji jëm ni ana ay dafal asalo boo koy xaritu Yacine ana Fatma Seri Fallou Ndoy ak Seri Jams asalo ana Ndey Fay asalo Khady Seri Magay asalo mbaa yëg nga nii mi ngi jëm ak yéen boor yi Grand Théâtre moom Secka bu lëmbalu naar borom Pikine ak Guédiawaye min na banlieue bi mi ngi waajal spectacle bu mag yëpp da ngeen ko fa dégg ay lëmbalu naar ak ay yee ca des pointure voilà yëpp dina ko fa jouer spectacle bu doy waar xam nga moom nag bête de scène la et puis ambianceur la moom Secka raison pour laquelle mi ngi ànd ak yéen Grand Théâtre di ko bëggee bu baax a baax xam naa sax moom fan yii di ngeen ma wax lu ne waaye dinañ ko dalal de bu soobee yàlla dina ñëw fii ñu yëngal studio bi ak keneen ki ñëwoon temps yi ci rajo bi am bongo ay maa ngi ci gars yi de ay ñoom am bongo ñoom Secka lëmbalu naar même coppet sax dañ koy dekkil mu dellu si ñëwaat boo ko ràccati kelamati jamaamu ayca jam taruba soo meloon ni man jegesil foo jaar ñu daje soo meloon ni man yëkkatil gisuma dara man Secka du ma jënd jaani pax yëkkatil ma xool sa pointure asalo ana xale yi Louga nday siini sek Lougaloo Kaolack ndangaan Thiès kaay ñu dem Bandar asalo li may waaj a teg nag dama koy teg rek tàggatoo ak yéen jox leen rendez-vous suba bu soobee yàlla ay wax du ma ko ci teg de léegi rendez-vous suba El Hadj Baye Cheikh ngi ñëw léegi wutuma bu soobee yàlla merci beaucoup ça a été un plaisir doon leen servir ci subaak léegi Mame Cheikh Faye moo nekkoon ci digital bi des fois mu bës machine bi tuuti yi ngeen fii dégg yëpp am na yu mu ci teg nag voilà lépp du man mais bon di gërëm également waa production bu baax ñoom Kader Lo ña ca des publicité yëpp jàll na Amina merci beaucoup d'être là ci waxtu bi mën nañoo tàggatoo ba suba ah merci beaucoup ku nopp sa jëkkër jugal upaajam sa mbaxal won ma sa nocci xale bi ku la rappal fir de bas la rappal sa nocci sa mbaxal asalo
foog ñu organiser dara ci kër gi xaw ma concours de danse lay doon xaw ma sabar lay doon wala tànn béer wala soirée mais foog ñu organiser dara fii pour stable yëpp maam Cheikh ñu teg li ci des te jóg ah amul commentaire de damay teg rek jóg ma teg yaa ko wax ma bës ma teg